Système, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal, destiné aux établissements scolaires, quel que soit le niveau. Préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Dar Système propose une multitude de fonctionnalités spécialement développées pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dar Système vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs. La gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire. La gestion des ressources humaines, gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dar Système offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion. Dar Système, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net. Dar Système, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal, moo leen di may seen émission Kennu Askan Wi. mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission Kennu Askan Wi ñu am mbégte dellusiwaat fii tey si àjjuma ji am mbégte tamit dalal Ibrahima Sayer Ndiaye nekk conservateur des archives Ibrahima maa ngi lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi. Alaaji Malick maa ngi lay nuyu di la ziar di la sant bu baax ci invitation bi nga invité tey. alors ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum màggal Touba ndax màggal bi jàpp nañ ko talaata juróom-benn fan ci weeru octobre tey jii lu ñu fas yéene waxtaanee mooy histoire u Cheikh ak disciple yu Cheikh Ahmadou Bamba. alors ñu tàmbali ko si gëstu yi nga xamante ni def nga ko si gëstu yi lan moo si gën a fës ginnaaw ba nga xamante ni ñetti tom teg nga si table bi Ibrahima. voilà ñu ngi sant yàlla bu baax di sant suñu ay waajur di ziar ak nuyu suñu xalifa général. suñu Mountakha Bassirou Mbacké di nuyu di ziar suñu wasila sëñ Cheikh Ndiaye Jolof mi nga xam ne ñun yàlla def na ci moom lañ jokku ndax ma bàyyam Ousmane Ndiaye Jolof moo demoon Daaru Musti ci maam Thierno doon fa dagaanu xam-xam ba yàlla def mu wàcce ko yónni ko Jolof mu ñëw ñu ñëpp ñu ànd ak moom suñuy maam Abdou Nguy Ndiaye yàlla def na moo njëkk jébbalu ci maam Ousmane Ndiaye Jolof donc ñu ngi koy nuyu moom tamit au passage di ko ziar di ziare communauté mouride bi yëpp di ziare jullit yëpp di leen tàttagal di leen féliciter ci bés bi rëy bi nga xam ne bii dafa delsi muy bésu màggal gi. am na solo. ñuy ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm. te lépp rafet di neex comme ni ko xalifu bëggee. sëñ Mountakha Bassirou lépp tamit ñu teg ko ci farat ci yàlla ak sunna si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci rafetal ak jekkal lépp loo xam ne muy taaru yoonu murid. alors Ibrahima da nga def gëstu gu yaa jëm ci wàllum histoire des cheikh ak grands disciples bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul alors si ñetti tom yi faram-fàcceel ñu ko laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi. waaw ñetti tom yooyu ñu ngi koy sant yàlla bu baax ndax yoonu murid ñoo ci gën a xeebu. am na boroom xam-xam ñu yaatu yoo xam ne ñu ngi ci réew mi di ay taalibe wala di ay jullit waroon ko mën a def mais yàlla jagleel ñu jéem. alors jéem bi lu ko indi mooy dañu gis jamono ji dafa bëri ay perturbation bëri ay problème ci surtout ndaw yi. alors boo ko jàngatalee day benn ni dañu nekk en perte de repère.
jeunesse bi léegi amatuñu repère amatuñu ay dañuy dem rek dañuy dem rek amul ay sukkandukaay. te repère dafa baax. alors que yàlla def na ñu am ay nit ñu baax ñu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. ñu mel ni Maam Alaaji Malick. ak ñeneen ak ñeneen. Cheikh Ahmadou Bamba aussi yàlla def moom. mu am njaboot bu barkeel njaboot bu yàlla teral ñuy ay borom xam-xam ay kàngam. am tamit ay taalibe yoo xam ne dañu ànd nag moom. ci ngor ci sutura ci jom ci fit ci xam-xam ba yàlla def moom mu koy wàcce leen ñooñu ñëpp boo leen jàngatee ñuy ay nit ñu baax. te ay référence yoo xam ne ñun la nouvelle génération ñun jeune tey yi ak magu tey yi ak génération yi nga xam ne war nañu ñëw ñu war a am foo xam ne fii war nañu sukkandiku ndax ñu diine waruñ ci jëggaani fii ci Sénégal loolu moo tax alors depuis 2008 2009 comme man yàlla def na may archiviste de formation. maa ngi rappelé sax au passage que ne yow sama collègue nga. effectivement ndax ñoo bokk fu ñu génnee. effectivement si bien que après jàngaat nga nekk journaliste. effectivement mais ñun ñëpp comme on dit ci sunu langage ay ébadien lañ. effectivement ban année nga nekkoon EBAD. man EBAD bi may am bac sous réserve du bac laa jàlloon. oui concours EBAD bi mooy dans les années 80-90. donc je suis arrivé à l'EBAD en 90. très bien alors après ma formation liggéey bu yàgg. ma dellusiwaat nag defoon suma master. am na solo maa ngi sant bu baax suma professeur Ibrahima Lo bi nga xam ne bii. alors bi may def suma master moo ma encadré. ba teg mu ci yoonu xam-xam ba mu mën a gëstu. ban année nga def sa master. plus tard nag laa def suma master en 2006. 2006 ci laa def suma master. donc am na décalage quand même parce que j'étais dans le monde professionnel. très actif. mais quand même je tenais à faire le master. am na solo alors donc pour en revenir à. li ma doon wax ci illay livre bi. donc ñun dañu jàppoon ne donc am nañu ay références. Sëñ Touba wax na ñu dégg à travers mag ñi mu fi bàyyi woon bind na bàyyi fi te lu ñu bind ak li ñu wax war nañu doy ñu sukkandiku ci. cheikh yooyu mu jël tamit mu tàggat leen def leen ay kàngam yoo xam ne kenn ku nekk mën na yenu àdduna. ñuy borom xam-xam yu yaatu. alors kenn ku nekk ñoom amoon dayoo malheureusement nag génération yi ñu ci bëri xamuñ leen ñu ne ñii de andi ndoodu sëñ Touba lañu woon sëñ bi nag kenn la moom kenn la amul naatable ne kenn la mais defaroon na ay góor yàlla yoo xam ne aussi mérité woon nañ tasaare leen à travers le pays. ñi jógu Alioune Seck ku mel ni Alioune Seck Wanaar am ñoo xam ne ñi ngi Saalum ñii ñi ngi dans le Baol. ñii ñi ngi dans le Jolof ñii ñi ngi fenn ñi ngi Njàmbur ñu ngi fépp ñu ne ñooñu pourquoi pas ñu wane leen alors pour joxe leen en modèle à la nouvelle génération. loolu moo ñu dugaloon ci jéem alhamdulilah ñu ngi alors yàlla. si cheikh yi bokk na si Cheikh Ibrahima Fall. waaw mu gën a si woon àdduna 1858 ba 1930 si la nelaw alors Cheikh Ibrahima Fall particularité am lan la. waaw Cheikh Ibrahima Fall particularité am yàlla rek moo ko xam. est-ce que ak sëñ Tuubaa bi mu doon liggéeyal. oui ndax Cheikh Ibrahima Fall Alaaji Fallu njort nañ ne Alaaji Fallu Mbàkke xam na ko. ndax keroog bi ñu defee jumaa yi Tuubaa ji mu xool sóoral bu ca kaw tuddee ko Lamp Fall. def naa ne loolu am lu muy wund. ndax moom mooy dafa mel ni rek mooy lamp phare bi nga xamante ni alors mooy leeral yoon wi. ndax bi muy ñëw ci yoonu murid am na nu mu ko fekkee woon. mu ñëw nag jàngal ñu ak taalibe. jël boppam jël léppam jëm am xam-xam ak njabootam ak lépp jox ko seen Bàmba. loolu moo ko mbay ndam li nga am. moom gisul woon lenn lu Serigne Touba amul woon lenn lu Serigne Touba dafa jëloon léppam jox ko Cheikh Amadou Bamba ba yàlla may ko li ko may. c'est véritablement le modèle. de disciple le plus engagé. Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall. ba at ba muy wàccee liggéey 1930. ba at muy wàcc liggéey 1930 3 ans après le rappel à Dieu du Cheikh. oui dafa wane rek léppam dundam yëpp ay jaloore la dundam yëpp jox na ko Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul. soo ko tuddee peut-être am na yeneen. kàngam yu mag a mag. ndax ku mel ni maam Adama Guèye. waaw Adama Guèye maam Adama Guèye xam nga ñëpp. nangu nañ ci taarix ne mooy ki njëkk joxe boppam. en réalité xam nga bu ñu remonter un petit peu ci histoire mouride. xam nga en 1882 la ñuy jàpp si bien que parfois dañuy am ay problème ci datation yi. mais 1882 ñu ci bëri jàpp nañ ne ci la Maam Mor Anta Sali Mbàkke génn àdduna. il avait son daara ba nga ko yoroon daara ji Paataar. alors bu ñu génnee àdduna Cheikh Amadou Bamba dafa hérité woon de sa daara la
moo doon woon daara ji. bi mu doon daara ji nee nañ daf ko joxoon sëñ Massamba Diop Sam waroon na def nag un voyage d'étude à travers le pays. Et au-delà parce qu'il est allé jusqu'en Mauritanie. Oui. C'est après son retour maintenant bi ñëwee à Mbacké Kadior ci la alors xëy woo mag ñi jox leen nag message bi nga xamante ni moom lañ leen waroon di jox. bu leen waroon délivrer xamal na leen ne fekkee ne xam-xam rek bi ñuy gis ci ay livre ak ay mbind. loolu ku mu fa téye woon mën ngaa dem. mais képp koo xam ne nag da nga jóg am dalil àndax moom jëm ci yàlla mu ne leen dañu ànd dem ci yàlla. am na solo maam Adama Gueye moomu nag. alors moom la ñu wax ni moo ko njëkk jox boppam. donc bu ñu tuddee cheikh yi il faut moi je tiens à véritable ñoom ñu rendre ko hommage le plus mérité. boo xamante moom ci jëm boppam. muy maam Adama Gueye maam Adama Gueye. léegi su weesoo maam Adama Gueye ak Cheikh Ibrahima Fall am na aussi Serigne Mbacké Bousso moom aussi bay na waaram bu am solo lan nga mën wax ñoom. waaw sëñ Mbacké Bousso son histoire ak Cheikh Amadou Bamba dafa jaxasoo. ndax ñoom dañoo bokk ci deret bokk ci lépp. nekkoon ay xarit nekkoon ay wóllëre jàngandoon mën naa wax ne ci jamono yi gën a métti bi nga xamante ne cheikh bi mu ngi ciy gëstu def ci ay pérégrination bi jéem a gëstu war a mettre en place yoonu murid moom la ko ànd ak sëñ Mbacké Bousso sëñ Mbacké Bousso tamit bàyyi fi njaboot goo xam ne gii njaboot gu law la. parce que ay Bousso xam nga boo waxee Bousso ba rek wax nga xam-xam. dëgg la waaw sëñ Mbacké Bousso donc moom doomu nijaay la ci Amadou Bamba ndax ñoo seeni wàjjur ñoo bokk lépp. mooy sëñ Mbusoobe ak maam Jaara Buso. donc ñoom ñaar donc lépp dafa jaxasoo ci ñoom ba nga xamante ne bi sëñ bi jógee nekk ci lim nekk moo ci njëkk ànd ak moom. dañ koy joxe en référence ndax am na kilifa gu mag ci Sénégal. moom daf ne moom lu ko gën a mën a convaincre ci Amadou Bamba surtout mooy Mbacké Bousso. Mbacké Bousso waaw parce que moom jàppoon ne sëñ Mbacké Bousso comme nangoo jox boppam nangul la lépp. jàppoon na véritablement war nga nekk nit koo xam ne kii da nga war a nekk d'une dimension exceptionnelle. donc Mbacké Bousso véritablement. alors daañ ñëwaat tamit si yeneen cheikh yi ak grand disciple yi alors si sa gis-gis lan moo tax jamono ji nga jàpp ni ñu bëri dañu perdre repère te vraiment am na si ay kilifa yu nekk yoo xamante ne nekkoon nañ fi ak yi fi nekk yi nga xamante ne mën nañ sukkandiku si ñoom ba vraiment ñu doon ay référence. bon li ko ëpp li ci jiitu day mooy matériel wut alal li ci bokk na ci li nga xamante ni moo tax nit ñi alal yóbbu na leen am xaalis ay immeuble yóbbaale na leen ba nga xamante ni en vérité loolu dafa yegg ci ñoom seen jëmmi bopp dem nañ ba nga xamante ne fàtt nañ sax seen i cislaay parce que seen i assise bu ñu war a toog donc matériel bokk na ci aussi wut daraja. wut daraja waaw wut daraja kenn ku nekk yaa ngi jéem naan man la et puis loolu dañ koy def parfois de manière déraisonnée ba nga xamante ne tegutuñ ko ci ay principe yoo xam ne nii véritablement dina méngoo ak diine wala dina méngoo sax ak suñu cosaan ak suñuy aada ndax aada yu ñuy am fii ci Afrique à part que esprit ceddo bi bu ñu ko ci génnee même esprit ceddo en soi du loo xam ne lu bon la ndax ceddo mooy ki nga xamante ne lu mu doon wax da koy def. lu mu du def du ko wax. am na ci du tooñ. donc da doon am ci ay principes yoo xam ne ci la doon dox. mais malheureusement daal c'est ak aussi ñu dem ba nga xamante ne on est dans un monde global. adduna bi dafa jaxasoo léegi on est dans un village planétaire. oui léegi amatul ay cloisonnement kenn xamul lu xew États-Unis wala New Delhi wala feneen dana fanaan si fii Dakar dana yendu Linguère et puis dana dem jaabal sama village. donc tout est planétaire par conséquent loolu mooy indi. véritablement bon yi xaw a atteindre yenn niveau yi. est-ce que yaakaaroo ak situation bi nga gis léegi yow mi nga xamante ni chercheur nga mbir mi gën a jéggi dayoo. waaw man jàpp naa ne mbir mi moom du lu yomb arrêté. du lu yomb arrêté mais kenn ku nekk war ngaa mën a dellu ci sa bopp. ca la nga nekk et puis jéem a xool lan ngay orienté li la jege walla li nga yor si bien que nag yàgg nañ ci. dimension boo xamante ni pour ñu freiner. yenn du yomb loolu moom man yaakaar mën lu yoon on est dans un monde global malheureusement il y a les lobbies il y a n'importe quoi ba nga xamante ne véritablement pour freiner yenn affaires yi du yomb quoi te des fois sax nga gis ay lobby yoo xamante ne ay lobby sont puissants dañu am xaalis et puis ils mettent la pression sur tout bon c'est partout donc loolu day def ba nga xamante ni bon pour moi une contre-offensive religieuse bu ko mën a téye
véritablement du yomb surtout que maa ngi lay wax léegi. ne leen nit ñi dañuy dem ba nga xam ne matériel alal ak daraja daf leen a jiital ba nga xam ne mëntuñu sax gis lan mooy leen dese ci diine lan leen moo leen dese ci ngor lan leen moo des ci jom. par conséquent noonu rek la ñuy def. alors ñu ñëwaat tamit si cheikh yi ak grand disciple yi Aliou Diouf Lambaye. Aliou Diouf Lambaye. booy Aliou Diouf Lambaye c'est un grand homme de Dieu. waaw sawar nga si wax de. sawar naa ci wax ci Aliou Diouf Lambaye parce que Aliou Diouf Lambaye. Babacar Ndiaye Thiargane. Momar Mané Mbaye. ce trio là dafa am lu ñuy symboliser am lu ñu marqué ci yoonu murid. ndax ci jamono bu mu gën a méttee. lañ dugg ci yoonu murid dañuy nettali ne Teen Tanoor daf leen na woo benn bés. ci Lambaye dajale leen jël benn jaraaf bu puissant bu am doole ne leen tere alors ñu dem Touba. bu ñu leen teree ne leen bu ñu dem Touba. moom la ñuy wax ne moo waxoon bu moo Teen Tanoor ne ko loolu du bëgg maa jaar ci tur ndax xam nga adduna bi dafay évoluer. waaw ndax la ñuy ne parfois nit ñi dañuy nettali yenn yi ca nañ ko doon waxee te man gisuma mu tegg nu tellement. mais moom daal moo défié woon. la Teen Tanoor na ko ñun moom ak Momar Mané Mbaye ak Babacar Ndiaye Thiargane donc ñoo ko défié woon te boo xoolee ci cosaanam dëgg boo arriéré. da ngay gis ne moom ci ay racines. dafay am ay héritage boo xam ne bi ci héritage ay buur ba ay buur wala affaire damel yooyu la nekkoon. mais yooyu yëpp da ko tegoon ci suuf moom tamit engagé jël lépp mu jox ko ci Amadou Bamba. ñooñu dañu symboliser véritablement la révolution bi nga xam ne dafa existé woon. ci au niveau des populations pour ñu jóg topp Cheikhoul Khadim. am na solo si bien que ils ont subi malgré menaces yi leen doon def intimidation. yeeg sacrifice yu bëri yoo xam ne def nañ ko dañ ko def pour topp Cheikh Amadou Bamba. am na solo ci jamono bu gën a métti. am na solo donc ñooñu damay kontaan souvent. di leen tudd. di wax ci ñoom loo xam ne lii véritablement effectivement noonu la demee. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Ibrahima Saër Ndiaye nekk conservateur des archives naka noonu mu nekk ingénieur conseil en formation mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 tey jii ñu ngi waxtaan taarix Cheikh ak grand disciple bu Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba justement Khadim Rasoul dañ fay taxaw ay enseignement wam mu nekk li nga xamante ni chaque jour lu bees la chaque jour dañ ci war a jàng. jamono ji lan nga gis li nga xamante ni mu ngi dox ci société bi loo xamante ni war nañ koy bàyyi xel bu baax sukkandiku ci enseignement Cheikh Ahmadou Bamba. waaw xam nga Cheikh Ahmadou Bamba dans son enseignement. liñ ci gën a mën a jàngat moom mooy defar nit. dafay defar nit. comme ni mu la waxee léegi bu mu ñëwee moom fekkoon na fi ñuy jàngale naturellement parce que l'islam a existé au Sénégal depuis des siècles. mais véritablement moom bu mu ñëwee lu mu njëkk a bëgg sa première volonté moo doon véritablement nan la ñuy vivifier véritablement les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. nan la ñuy delluwaatee nan la ñuy dundalaatee sunna si prophète sallallahu alayhi wa sallam. nan la ñuy yeesalaatee njàngul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. donc moom véritablement li ma bëggoon mooy jël léppam delloowaat ko ci yàlla. jël léppam delloowaat ko ci yonent bi et loolu mën nañ ko vérifier à travers ses écrits. et je crois que li mu bind ci ay livres bari na te boo ciy lire rek. même nga nekk francisant nga nekk leneen boo ci lii rek dafa am lu muy def ci yow. benn gëdd bi nga xam ne dina ko def ci yow. ba nga xamante ne day extra donc ces enseignements aussi ñu ngi ko doon gis à travers ces cheikhs. parce que bi mu ñëwee mën naa wax ne sa grande école daf ko subdiviser woon au moins en tout cas 3 principales écoles. écoles yoo xam ni dafa amoon ñu mu doon wax ay cheikh taalib. am ay cheikh yoo xam ne ay cheikh tarbiya la. am yoo xam ne ay cheikh tarxiya la. cheikh taalib yi par exemple mooy ñi nga xam ne ils étaient chargés véritablement de donner des enseignements. ñooñu doon jàngale di xamle di yeete ñooñu bu ñu ko jëlee tamit dafa am ñoo xam ne ñoom la ko jox ñu jiite ko. am ay écoles yoo xam ni comme l'école Cheikh Ibra Fall nga xam ne ñooñu tarbiya lañ gën a fare. ñooñu dañuy tàggat doomu aadama ba nga xamante ne da ngay dem ba nga xamante ni da ngay
xam nga ko mën a waxee. oui da ngay dem ba nga xam ne da lay tarbiyoo ba nga xamante ne da ngay dem ba sa xol sa xel sa lépp da nga koy jël jox ko yàlla. parce que yooyu finalement c'est da ngay mortifié wu. oui en quelque sorte. am na ci beneen école boo xam ne mooy l'école tarxiya yi nga xam ne aussi les cheikh tarxiya ñooñu aussi nag ñooy doon la beneen école boo xam ne ñoom dañu doon viser véritablement la plus grande élévation vers Allah subhanahu wa ta'ala. am na solo am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi ñu jël ko allo 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 am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo allo kooku dem na ma bàyyi la nga àggale explication yi laataa ñuy xoos bu baax. si maa ngi doon expliquer ci donc à travers ces enseignements dañ koy gis sax à travers aussi cheikh yi nga xam ne ñoom la formé woon am na si cheikh yoo xam ne dañ leen doon jël ñu donc ñuy liggéeyloo tam dong yi. di leen liggéeyloo mooy ñi nga xam ne dañ leen doon tarbiya. parce que nga doon gis ko xam ne ki par exemple il est issu d'origine ceddo. Mën na jógee par exemple Saalum wala mu jógee feneen. ñu ñëw pour ñu mën koo def modèle bi nga xamante ne dina nekk dëgg taal ba mu def ko ay tarbiya. d'ailleurs dañuy rappeler ne par exemple Aliou Diouf Lambaye moomu. mu àndee ak Babacar Diaye Thiargane qui était de tradition dañuy wax ne ay tradition ay jullit lañ. mu jànge woon dans le ñaani et tout bi ñu ñëwee daf leen di téye tuuti rek mu libéré Babacar Diaye Thiargane parce que là il a déjà atteint un certain niveau de spiritualité boo xamante ni moom mënoon na kii. am na solo Aliou Diouf Lambaye ñu téye ko moom tarbiya. am na solo commentaire ñu photo bi. waaw Ibrahima Saer Ndiaye. waaw photo bi mooy njabootu Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul. macha allah. ki ñu gis ne le sëñ Mamadou Moustapha la. waaw sëñ Mamadou Moustapha moom moo nekk ci fond ba. ñu war a lépp di moom. ndax bi fii Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul lu jógee ñu nekkoon ci période coloniale Cheikh Mamadou Moustapha Mole moom la yàlla def mu yenu taawu yoonu murid ba indi ko tey fii mu ko indi. ci conditions yu difficile. alors boobu cheikh yu mag yi àndoon na Cheikh Amadou Bamba ñu ngi fi ñu nangul ko. boobu colonisation bi mu ngi fi kii moom moo initié la construction de la grande mosquée de Touba. kii moom moo defar raay yi nga xamante ne ñi ngi jógee woon Diourbel war a dem Touba. très bien kii moom mooy doonab Cheikh Amadou Bamba. macha allah sëñ Fallou moo nekk rakkam. àndoon na moom. ci ngor àndoon na moom ci lépp jëloon léppam jox ko. macha allah te ñëpp xam nañ dimension bi nga xam ne moom la sëñ Fallou am si yoonu murid. parce que El Hadj Fallou moom kenn du moom. véritablement yàlla may na ko ora may na ko daraja. may na ko xam-xam. adduna bi nanguloon ko. moom tax ak kayam ñu naan ay ayam neex. donc keneen kii Cheikh Ibrahima Fall je crois que wax nañ ko. waaw wax nañ ko waaw Cheikh Ibrahima Fall. ci njëbbaloom la kéemtaan yi commencé keroog bi mu ànd ak maam Adama Gueye mu ñëw fekk si Cheikh Abdou Khadim. mën naa wax ne par la force de son esprit de son intelligence et même de sa force physique c'est lui-même qui a imposé véritablement la voie du mouridisme moom moo tracé yoonu murid. parce que moo ñu jàngal nan la ñu nekk ak taalu bi. donc kii sëñ Abdou Khadre Mbacké moom it muy waajuru sëñ Moustapha sëñ Bassirou Abdou Khadre ma di ko sant bu baax ndax damay rappeler ne sama livre bi ni mu ko bindee ba pare c'est Ahmadou Badawi moo koy nuyu di ko ziar di ñaan yàlla guddal ak fanam amiin guddal ak leer dafa yokk ko leer c'est Ahmadou Badawi moo préfacé suma livre bi macha allah waaw sëñ Ahmadou Badawi moo ko gis am ci mbégte manifesté ko bindal ma préface boo xam ne bii sa man doy na ma sëkk ci disciple sëñ Bass Abdou Khadre tamit ci yéeneem ci mbaaxam alors moom moo def postface bi donc ñoom seen loxo ñu ngi ci biir ma leen ciy gërëm donc mooy waajuru imam sëñ Saliou Mbacké moom tamit sëñ Saliou Mbacké moom mooy comme li ñuy wax mooy borom jamono marqué na époque moom il nous a marqué parce que moom dafay koo xamante ni ñun moom lañ fekk génération waaw moom lañ fekk génération mu delloo woon nag parce que moo doon wax naan jox leen man ndaw yi ma def leen ñu mag ñi doon def ci mag ñi donc boo xoolee vraiment mode d'enseignement am moom dafa delloo lépp moom tamit ci ni cheikh bi doon jàngale ci jàngale xam-xam ci jàngale liggéey ci xamal nit àdduna
ak ci tabe ak ci mbaax. sëñ Saliou véritablement. wàcce boppam. wàcce boppam c'était un soufi pur. moom amul woon ba desul woon dafa yeggoon ci yàlla suñu borom. moo taxoon dafa dem ba nga xamante ne yaataloon na mbir yi bëgg na doomu aadama yi ba nga xamante ne finalement c'était extraordinaire. yàlla suñu borom def na ñun gis nañ ko ci ñaari semaine wala ñetti semaine ñaari semaine en tout cas avant mu génn at yàlla def na ñu demoon ba Touba yàlla may ñu gis ko. mais nit la koo xam ne kii il était d'une dimension spirituelle extraordinaire. am na solo waaw am na keneen ku nekk si ligne bi allo suñu téléspectateur boobu dem na du ñàkk ñu keneen duggaat si 88 628 74 74 alors Ibrahima Saer Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul si enseignement am ak gëstu yi nga def en tant que chercheur lan moo la si gën a marqué. nga baal ma am na kenn ku nekk si ligne bi. allo 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 allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kilifa gi bisimilah. sëñ bi ñu ngi ziar bu baax waay. allo. allo. kilifa gi bisimilah. Aliou Mati Touré. alhamdulilah fa nga ñuy woowee. maa ngi woowee Mbour. Mbour ah bisimilah. waaw Mbour laay wootee. ana Ibrahima maa ngi koy ziar bu baax waay. ñu lay ziar bu baax. waaw mu lay dégg mu lay ziar. tubaarkàlla di ko ndokkeel bu baax ci liggéey bu am solo bi mu liggéey. jërëjëf jërëjëf. doon référence ci yoonu murit wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf. xamal ñu lu bari ci Cheikhu Sëñ Tuubaa yi. dëgg la dëgg la. ndax mag ñooñu ñëpp bi ñëw Sëñ Tuubaa ay kàngam lañu. allo allo. seen alxuraan rafet na. allo. allo waaw. da nga taal télé baal ñu nga wàññi son bi. baal ñu nga wàññi son télé bi. allo allo. ok nga wàññi son bi su ko defee déggin bi gën a mën a jàppan bisimilah ñu lay déglu. waaw ma ne ñoom mag ñooñu bi ñu ñëw Sëñ Tuubaa seen alxuraan rafet na. seen xam-xam rafet na. waaw parce que waaye li ñu amuloon mooy ku leen eggale ci kër borom. ba tax na bi ñu egg Sëñ Tuubaa nag la ñu mas a buntu yooyu yëpp ubbeeku. kon nag ñu ngi sant bu baax sëñ Ibrahima si wax dëgg yàlla loolu bu ñu leeral ay mag yu am solo. ndaw la yàlla ci yàlla def mag. yàlla barkal xam-xam bi. yàlla mottali lépp loo xam ne yéen na ko liggéeyal ci yoonu Sëñ Tuubaa. Ibrahima ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm wax dëgg yàlla sant nañu bu baax jërëjëf. jërëjëf jërëjëf suñuy tubaarkàlla. di la gërëm baax di la sant fekkee am na ay kàddu yoo si. waaw kooku di wax xam naa ràññee naa baat bi. sama professeur la. sa professeur waaw moom jàngaloo collège. de Linguère. waaw donc là je suis un peu ému. oui je parce comprends que vraiment. oui dafay suma waay lool. di ma topp di ma jàppale ci yu bëri bëri. moom nag ab mën naa wax ne sama sëriñ la. ndax moom surtout Cheikh Aliou Touré la. est-ce que Cheikh Aliou Touré moo àndoon ak Cheikhul Khadim. da nga boo gisee palissade yi am ci kër gu mag Touba. moom la sëñ Touba santoon ne na ko yëkkatil palissade yi. Cheikh Aliou Touré moo ne woon sëñ Touba mag ñi doyal nañu joxal gone yi léegi parce que il est arrivé à un niveau de sàccte. dafa demoon ba nandal ko ba mën di mu jàppoon ne Cheikhul Khadim defal na leen lépp mu ne ko sëñ daal ñun mag ñi moom defal nañu lépp dafa la xale yi mu ngay wax mooy barikàlla Mbàkke bi ngay dégg noonu ñuy wax mag ñi doyal nañu sëñ bi joxal xale yi donc mooy maamam moom beneen maam tamit boo xam ne bi moom lañ ko tuddee muy Aliou Mati Touré ndax ñaari Aliou Touré la Aliou Mati Touré ak Aliou Touré barikàlla donc maa ngi koy ziar moom aussi di ko gërëm bu baax ci intervention bi ñu intervenir. wax gi rafet na am na solo alors ma dellusiwaat si sama laaj bi nga xamante ni kii woote woon moo tax jotoo si woon tontu alors yow mi nga xamante ni Ibrahima Saer Ndiaye conservateur des archives nga naka noonu nga nekk chercheur di nekk gëstukat alors si enseignement Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xamante ni gëstu nga ko lan moo la si gën a marqué. waaw li mu ci gën a marqué donc mooy defar gi mu doon defar doomu aadama yi. defar gi mu doon def doomu aadama yi.
ndax dama la wax ne Cheikh Ahmadou Bamba il est apparu dans un contexte un peu particulier. Oui. Contexte bi mooy dafa dajeeg le déclin des anciens royaumes, des anciennes royautés. Donc nguur yi fi nekkoon di décliner wu mu ànd ak la puissance de l'arrivée de la colonisation ñu nekk dans une situation d'ambivalence extraordinaire moom mu ñëw taxaw nekk benn genre régulateur ñëpp daw wusti ko bu ñu ñëwee ak dalam ak mode d'enseignement boobu nga xam ne mooy yar nit defar nit tàggat ko yëkkati ko jëmale ko ci yàlla te boo xoolee dafay da ngay gis à travers les enseignements yi nga xam ne jox na ko murid yi humilité da cee bokk. taalibe murid dëgg-dëgg dafa war a nekk koo xam ne kii ku humble la. humble oui. waaw ku dal la esprit de solidarité da cee nekk. lu ñu am esprit de solidarité moo ko may yoonu murid. gis nga tey bu ñu jógandooree rek dóorandoor lépp dafay dal di yegg. ak tamit tabe. ak tabe benn ci désintéressement boobu. oui tabe boobu nag dafay wax ne parfois c'est conditionné. c'est conditionné. parce que gars yi bu ñuy tabe mooy loo joxee ren. bu déwénee mu yokk bu yàggee rek naan naay gën a yokk ndax bu gënee mu gën a yokk. oui te ñun dans notre esprit. dans la philosophie mouride véritablement noonu la ñu gisee mbir yi. koo ci gis ñaareel dafay jàpp ne lu ma joxe tey loo def ci sëñ bi. alors bu déwénee mu gën a yokk moo tax ñuy gën a sawar di joxe donc murid day joxe de manière désintéressée. ñun dañuy daanu quelque bon li ñuy nekk ci ni murid moom bon mooy ki nga xamante ni pare na pour joxe léppam lépp rek loo xam ne ci sagu yoon wi la. ci li nga xamante ne mooy wut li nga xam ne mooy ngërëm mu Seexul Xadiim. donc am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi suñu beneen téléspectateur allo allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si baal ñu nga wàññi son télé bi. waaw wàññi naa ko. bisimilah ñu lay déglu. fa nga ñuy woo. waaw man la Maguette Kane maa ngi wootee Kër Massar. bisimilah Maguette ñu lay déglu. di nekk jarbaat si tonton Ibrahima Sayer moomu ñu invité tey. macha allah macha allah. di kontaan bu baax si moom waxtaan bi macha allah am na solo. jërëjëf. kontaan nañ jëlee nañ si njàngale mu bari. li mu wax sànq dëgg la ne xale yi dañoo amatul repère. te genre nit ñu mel ni moom lañ soxla tey jii. est-ce que dëgg ñu ñuy won si mag ñu njëkk ña. di ñu won si sëriñ yi ñi nga xam ne histoire boobu la ñu war a jàngi école. te amuñu ko fii si kër gi. amatuñ ko suñu école tamit aussi. kon soxla nañ genre émission yi bu baax ñu koy dawal si télé bi ñu mën see jàngee lu bari bari. am na solo. di leen remercier bu baax. di la gërëm bu baax di la sant madame Ndiaye. madame Ndiaye ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax. ñu am na solo oui. ñu ngi lay gërëm bu baax. wax ji rafet na macha allah wax ji rafet na trop. loolu aussi ab soññe la rek. oui dina tax ñu jéem a gën a yokk suñu ngóora. jéem a xool ñu gën a. alors am na solo alors Ibrahima Sayer Ndiaye. Matlabul Fawzayni. lan nga ci mën a wax. bon man nag man lu Fawzayni. waaw li ci mën a wax bari na mais xam nga dafa am yoo xam ne question yoo xam ne yi man damay préférer leen plus souvent. ma jox ko les puristes. ñu mën si ñu mën si sori daal. waaw ñu ci gën a mën a sori. am na solo léegi-léegi aussi. oui bëgg dugg ci yenn kii tamit daf lay. am na solo kii alors boobu nangul naa la ko. Ibrahima Sayer Ndiaye yow tamit xam naa ni wàllum soufisme. soxal na la. def nga si ay gëstu. waaw soufisme bon liñ ci jot a gëstu. mooy am na ci yoo xam ne dama koy réserver à mon ami marabout sëñ Abdou Mbacke Madialis. parce que waaw lu tax. sëñ Abdou Aziz Madialis ku mën a gëstu la te. parfois ñoom ils sont très regardants. ci yenn démarches yi. en tout cas li mu ci xam indi naa ko ci livre bi ku ci dem tamit da nga ko gis. tout ce que je sais mooy yoonu murid dafa inspiré wu dafa nekk d'inspiration soufi. ci soufisme la lalu. soufisme tamit jàpp naa ne mu ngi tey ay bànqaasam mu ngi teg lal ay caram ci li nga xam ne mooy charia. ak li nga xam ne mooy sunna si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. donc fondamentalement moom mooy li nga xamante ni moom mooy la démarche soufi ci yooyu lañu inspiré wu c'est un mode d'enseignement c'est kii te loolu du mouridisme rek da ko partager sax
ak finalement yeneen confréries yi nga xam ne fii ñi ngi nekk au Sénégal et en Afrique de manière générale. Donc tout ce que je retiens et je peux dire mooy que soufisme ci la Cheikh Amadou Bamba inspiré woo am na lu ma ci xam nag mais comme damay bañ a damm yàq. mais am na loo xam loo xamante ni mën nga ko baaxee suñu waaw lu ma ci xam mooy téléspectateurs yi Ibrahima Sayer Ndiaye mooy daal ci la yoonu murid moom ci la wéeru ci la adossé wu pour véritablement mën a propulsé wu te li mu ci mën a wax tamit xam naa ne soufisme aussi parce que xam nga soufisme dafa suivre parce que boo demee ci livre maa ngi koy wax naan le mouridisme et la synthèse de beaucoup de kii yoo xam ne dañoo ànd donc livre bi waaw livre bi moo nekk nii dama ko ci wax bon lii bi c'est la waaw dama ko ciy wax parce que damay wax ne c'est la synthèse de c'est la synthèse oui de beaucoup de théories ak ay méthodes d'enseignement yoo xam ne dafa am ci dans toute l'histoire de l'islam. boobu bi muy yegg si maintenant ci sëñ bi ni mu ko jàppee négrifier ko authentifier ko ba nga xamante ne da ko delluwaat ci ni ko su yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam di jàngale. mais comme man je me réserve parfois. bu comprendre naa d'entrer yenn. nangul nañ la ko. ñu jël beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si bisimilah. kooku émission bi ITV. waaw fa nga ñu woowee baal nga wàññi son wu télé bi. maa ngi wootee Linguère laay wootee. ñu lay déglu. waaw. may wootee. allo. allo asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam fa nga ñu woowee. maa ngi wootee Linguère. bisimilah ñu lay déglu. waaw wàññi naa ko bu baax. man la soxna Tabara Ba. allo. man la soxna Tabara Ba. waaw su ñu la mënee dégg bu baax waaw. allo maa ngi lay wootee Linguère. waaw yow rek nañuy déglu soxna si. allo. man la Tabara Ba. waaye mën nga wax ñu lay dégg bu baax ñu lay dégg bisimilah. waaw Ibrahima moom laa Ibrahima Sayer Ndiaye. allo Ibrahima. waaw suñ ko mënee dégg bu baax. waaw allo. waaw. xoola mën nga wax directement bul déglu télé bi mën nga wax directement nga wàññi son wu télé bi. non déglu ma télé bi de. waaw bisimilah ñu lay déglu. Ibrahima ça va Ndiaye. allo Ibrahima. waaw Ibrahima mu lay dégg. waaw maa ngi lay dégg soxna Tawara. Ibrahima Ndiaye. maa ngi lay déglu ba déjà. ñoo maa ngi ziar. maa ngi lay ziar bu baax kontaan waaw vraiment macha allah daal kontaan nañ daal xam-xam bi macha allah. alhamdulilah. yàlla na yàlla yokk la. amiin. la ñaanal vraiment kontaan nañ daal kontaan nañ. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. jërëjëf yaay dama war naa dugg rek participer daal ndax yow moom xam nga ne rek il faut ma participer rek. jërëjëf Tawara kontaan nañ lool yaay. jërëjëf. waa kay jërëjëf merci yaay. jërëjëf soxna si alors Ibrahima. livre yi dañ ko bëgg nga ñu wane ko si télé bi. muy tome 1 tome 2 ak 3 mën nga tàmbali si tome 1 bi nga yëkkati ko su ko defee ñu wane ko voilà. waaw tome 1 bi moo nekk nii. oui. tome yëpp yàlla def na sëñ Mohamed Badawi moo ko sëñ Ahmadou Badawi. bu Cheikh Mamadou Fadal. moo ko préface. alors livre bi moo nekk nii bi mooy tome 1. mooy tome 1. tome 1 bi ñu tuddee ko fratrie et progéniture. ma jéem ci dajale njabootu Ahlu Mbàkke maanaam njabootu Maam Mor Anta Sali jógee ci sëñ Maam Mor Jaara jaar ci mu ngi nii si photo yi Maam Mor Jaara Maam Cerno Birahim Cheikh Massamba Cheikh Anta Mbàkke ak ñoom seen njaboot si ñooñu laa def ci premier tome bi. ak maintenant ñoom Alaaji Fàllo sëñ Modou Moustapha donc la premier tome bi maanaam mi ñuy wax ci njabootu Cheikh Amadou Bamba de manière générale ndax yoon wi kenn njëkkul leen ci. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah kilifa gi. ok na ngeen def. alhamdulilah bisimilah fa nga ñu woowee kilifa gi. man de maa ngi leen di woowee fii ci Touba. bisimilah an waa Touba. émission bi rek mu neex lool. allo. waaw
ma ne maa ngi leen di woowee fii ci Touba. allo oui. allo waaw ñu ngi lay dégg. waaw xanaa di leen ziar rek di leen baax. allo. waaw. waaw dégg bi dafa maanaam mel sëñ ni Ndiaye maa ngi leen di ziar bu baax. allo. waaw ma ne maa ngi leen di ziar bu baax. yàlla yàlla nangu ziar ñu ngi lay ziar delloo ziar. waaw dañoo man Alaaji Cheikh Ndiaye laa tudd. allo. dëgg bi dafa. waaw dëkk fii ci Touba. waaw. waaw ngeen def émission bi mu neex ma lool di am Serigne Touba bu baax. waaw di fas yéene dalal gan ci màggal yi. waaw léegi ñu lay dégg. waaw yàlla mi nga xam ne nag moo dogal màggal gi dogal Serigne Touba yàlla na nu yàlla teg ci li Serigne Touba bëgg. amiin 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 am na solo. waaw li mu ci digle itam diggee ko ci yàlla na ko yàlla defal. amiin 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 amiin. jaay na bi Moussa. amiin comme noonu mu tàmbalee woon wax dina ci Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane. ak Serigne Aliou Diouf Lambaye. ak Serigne Mor Mané Mbaye. waaw ak beaucoup d'autres yoo xam ne ñu ngi woon ci ginnaaw Serigne Touba. est-ce que. waaw loolu rek ñu ko déggee suñu xol dafa bég lool. waaw ndax dañu cee bokk waaw. waaw noonu li cosaanoo fii ci Mayel à 15 kilomètres wala 12 kilomètres. waaw yoo xam ne Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane moo ko sañ. jërëjëf am na solo. tey dafa wax ne ba mu foofu rek la sañ ci digal Serigne Touba. waaw ba mu fa ñëwee itam jógaatu fa bañ ñu indi ko ci penku jumaa yi denc ko fi. waaw kon nag loolu am nañ ci sant lool di ci bëgg lool. jërëjëf kontaan nañ trop. waaw waaw Serigne Touba itam mbiram moom dafa doy waar. waaw. ndax ci kooku comme professeur dafa maanaam jàngalekat la dañoo am rek ñu koy dolli tuuti. maanaam Serigne Touba Sénégal gii la ganee àdduna ci saa yi. Gabon la doon liggéey. am na solo. Afrique nekk na 52 états yoo xam ne yii wala 53. waaw Sénégal ak Gabon rek ñoo ci amul coup d'état. waaw beneen dëkk beneen réew mu doon ci Afrique rek yàlla dogal na coup d'état am na. yaakaar naa ne dogal na jëkkee ci ñaar yaa demee 1963. di la gërëm baax di la sant wax gi am na solo. waaw kon nag jërëjëf waaw ma dolli ko lool rek waaw. waaw jërëjëf maa ngi jégalu ne maa ngi dama da rek waaw. tey moom danoo bokk day sama rek. dëgg la kontaan nañ trop day sama rakk lu bokk jaay waaw. di la gërëm baax di la sant. waaw jërëjëf rajo bi yàlla na ko yàlla jëme kanam man moom rek laay seetaan wax dëgg yàlla. amiin. waaw télé bi mooy maa ngi toog ñu di jàngal yow waaw. amiin jërëjëf. alors Ibrahima Sayer Ndiaye waxtu bi daanaka jeex na. benn loo si mën a sànni. le temps après ñu faram-fàcc 2 ak 3 bi rek très rapidement. waaw di am mbégte rek. di am mbégte vraiment te li yëpp ab soññu la. comme ñun dañ doon jéem te ñu ngi jéem. ñenn ñi ñu ngi ñuy encouragé. ñenn ñi ñu ñuy gën a ñaax. loolu lépp ñu ngi koy sant yàlla bu baax. alors waaw donc maa ngi woon ci tome 1 bi donc tome 1 bi. ma def ci rek. très rapidement fratrie et progéniture. ñu jéem a. ñu wane ko mën nga kii ak caméra bi ñooy ay njabootu Maam Mor Anta Sali ay mag ak ay rak Cheikh Amadou Bamba
ñu jël aussi njabootam yëpp ñu jógee ci sëñ Modou Moustapha ba sëñ Murtada jigéen ñi aussi ñu jëlee ci soxna May ba soxna Fadia ba soxna Maymouna. loolu mooy tome 1 bi tome 2 bi ñu jéem a retracé jël ñi nga xam ne ñoo fare woon mag lu mel ni maam Adama Gueye ñoom sëñ Daaru Assane Ndiaye Massamba Diop Sam. mën nga ko yëkkati. ñoom aussi mooy bi mooy tome 2 bi daa Assane ñoom Cheikh Daaru Assane Ndiaye Massamba Diop Sam Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibra Fall ñoom ñëpp ñu jéem leen a retracé ñoom lañ def ci tome 2 bi moom la ñuy wax les compagnons première partie. beneen bi mooy troisième tome bi. troisième tome bi aussi ñu tudd ci les compagnons deuxième partie bi aussi mooy ñi nga xamante ni ñooy génération bi nga xamante pratiquement ñoo mujj nekk cheikh bi ci njaareem ba bi yàlla di ko fi jëlee en 1927 mooy génération ñoom Moussa Ka ñoom Balla Fall Dieng ak ñu bari ci mag ñi nga xamante ni ñoom nekkaloon na nag ak sëñ bu mag bi ci am na solo njaareem donc noonu la ko spécifié lim biñ ci lim nag dana toll ci environ 300 cheikh yoo xam ni yëpp jéem na leen jàngal ni ñu ko bindee tamit tëralin bi mooy kenn ku nekk ñu jéem a wax en fait say origine sociale maanaam fan nga cosaanoo. am na solo fan nga cosaanoo say wàjjuru góor bu jigéen. foo après ñu def deuxième kii bi foo jàngee alxuraan fan lañ la formé. kan moo la jàngal kan moo la beneen partie bi nag mooy si duggin ci yoonu murit nan nga dajanteeg sëñ bi kan moo la jàngal kan moo la tarbiya yan forme de tarbiya la sëñ bi defal ak nan la wàccee ak fan la wàccee. bu ñu paree nag ñu door a def dernière partie bi mooy kenn ku nekk ñoom ñu jéem a rappeler ban année la génn àdduna. bi mu génne àdduna kan moo ko taxawu maanaam kan moo julli bu ci julli kan moo ko jiitee la prière mortuaire ensuite ñu génne ay xalifaam parce que kenn ku nekk am na benn succession de xalifa bu am boobu léegi. noonu lañ ko jéem am na solo Ibrahima Sayer Ndiaye waxtaan bi neex na mais malheureusement waxtu bi jeex na ma lay gërëm bu baax di la sant. waaw vraiment ma lay gërëm bu baax di la sant. véritablement yow suma rakk nga. comme je dis tout de suite. ndax yàlla def na ñu bokk école bu ñu jàngee avant ngay nekk journaliste. man tamit avant may nekk leneen. donc c'est un très grand plaisir. à travers yow aussi. may nuyu tout le suma mbokk ebaat yi. di leen ñaax ci ñu yokk ñoom tamit kenn ku nekk jéem a gëstu. très bien parce que archivistes yi documentalistes yi bibliothécaires yi ñoom aussi dañu am benn rôle important en tant que technicien en tant que personnel des sciences de l'information de la documentation moo xam dañ ko war a jàng. am na solo kenn waruñu mën a gën a placé wu. je le dis sous l'autorité notre frère Mbaye Thiam. am na mu ciy bay waaram Ibrahima Lo Mody Sow. ba ci sunu xarit Moussa Mbeng ñoom Diarra. Moussa Mbeng le directeur que je salue véritablement au passage. pour wax la rek ne EBAD ñi ngi former un produit de qualité boo xam ne ñoo aussi dañu mën a war a valoriser seen xam-xam ak seen mën-mën. di la gërëm bu baax di la sant wax gi rafet na macha allah Ibrahima Sayer Ndiaye nekk conservateur des archives moo nekkoon suñu gën tey ci émission Kenu Askan Wi mbokk téléspectateurs yi yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di leen souhaiter un bon week-end. Dara Système logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal moo leen doon may seen émission Kenu Askan Wi. Logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal destiné aux établissements scolaires quel que soit le niveau, préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Dara Système propose une multitude de fonctionnalités spécialement développées pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dara Système vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs. La gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire. La gestion des ressources humaines, gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dara Système offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion.
Dara System, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net.